بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ngi leen nuyuwaat beneen yoon di leen di ziar di nuyu mbokk yëpp di ziar ñëpp di amaan mbégte dellu siwaat ak yéen ci séminaire bi nga xam ne nii ñu ngi koy amal ci jamono yi ñu nekk tey ji incha allah ñu fas yéene àndaat ak al oustaz Fadel Ndiaye hafizahullah waraa mu fas yéene ñëwaat ak ñun tey ci beneen thème bu am solo muy relation bi nga xam ne nii am na ci kii nga xam ne nii mooy ki sos yoonu murit digganteem ak colonialiste yi muy ñi nga xam ne ñoo doon nasaraan si nga xam ne ñoo colonisé woon jamono yooyu suñu réew yi la kon ñu cheikh bi war a amal ak ñun waxtaan ci mbir moomu ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ko ak ubbeef boole ci ñi nga xam ne saa wuñ déggee wax dinañ topp la ci gën a rafet wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah al ustaz Fadel. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wahdahu wasalaatu wasalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa asxaabihi wa wala ñu ngi nuyu bokk leen ziar ñu yàlla subhanahu wa taala dafa ñu tawfiq defal leen ko comme tam bala ñu tàmbale tey temu tey ci aju ci séminaire bi te mu nekk séminaire boo xam ne ci mu aju mooy ci soufisme te ñu tàmbale woon ci nga xam ne mooy le mouridisme te temu tey bi nekk les relations entre le fondateur du mouridisme et le colon na bala ñoo ñëw ci thème bi bëgg nañu am ci lu ñu àddu ci ay kàddu yu gàtt commentaire yu ndaw ci li nga xam ne mooy actualité jamono ji suñu réew ci ay nit ñu jugoon ay waxambaane yu jugoon bëgg indi violence ne dañuy attaqué ay nit ne dañuy dem attaqué ay nit seen kër. xam naa li mu ci bëgg wasa du nekk ci commentaire ci loolu ndax dama gis ne sama gisin mooy ne mbir yu mel nii su amee ñi ca war a wax ñoo ca war a wax mooy lu nekk ak nit ñi cay wax ku mel ni man lu aju ci gis lii de moom nit di wax na ko wuti nag alxuraan ak sunna mu xam ca li alxuraan ak sunna mu ñu daal koy leeral nit ñi am na sañ-sañ waaye mbir yoo xam su ñëwee nekk loo xam ne dafay laaj communication laaj taxaw seetlu laaj mbir yu bari ma jàpp ne su fekkee am na structure yoo xam ne sont organisées am seeni porte parole am sax seen cellule de communication ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy war a wax ñooy war di communiquer parce que mën nañu am benn uslub bu ñuy utiliser mën nañu benn stratégie boo xam ne ci nañu communiquer su boobaa nag ñoo war a bàyyi ñu communiquer waaye ku nekk ku jógee di communiquer rek day jaxase mbir yu baree bare te yenn saa yi su fekkee ne jubluwaay ba mooy fay fitna day gën a tal fitna loolu tax nekkut ne dañuy àddu ci mbir mi en tant que koo xam ne dafay ñëw am lu muy communiquer am lu muy wax ci loolu da loolu am na ñu ko war a def te def nañ ko nañ koy defee tamit jaar na yoon waaye ñun benn mbir rek mañ bëgg a insister mooy te loolu dafa nekk lu général du concerner lii kese mooy ni dañuy insister lu baree bare mooy ci tolérance mais tolérance dama ko faral di waxee dafa nekk benn mot boo xam ne c'est un mot fourre-tout mooy dafa bokk ci baat yi nga xam ne léegi nit dañ koy jël mais lu neex ñu dëxañ ci waaye lu ñu xam lan mooy tolérance dëgg parce que nit dañuy wootee tolérance lu bari di wootee tolérance pour nit ñi daal di mën a dëkk ci jàmm waaye dañuy gis ne la ñuy wax ne mooy tolérance mooy intolérance te nit ñu bari dañ koy fàtte ay gis ñu bari di communiquer di wax tolérance jàpp nañ ne tolérance mooy bañ a critiquer nit la mu gëm déedéet tolérance mooy nangu ñu critiquer la am na benn wax ju siiw yoo xam ne ñu ngi koy scanner Voltaire moom ak wuute gu mu wuti woon ak ab abbé mu bind ko ne ko je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis mais je donnerai ma vie pour que tu puisses continuer à le dire daf ko ne ko d'accord mag li ngay wax waaye mën naa joxe sama bakkan pour nga continuer di wax li ngay wax c'est-à-dire fekkee Sénégal dañ ko jël comme dëkk boo xam ne c'est un pays laïque mais c'est un pays républicain
ñuy wax tolérance ba pare bëgg ne tolérance mooy bu critiquer kee la mu gëm ne tolérance mooy bu wax kële dara ci loo xam ne dafa jëm ci gëmam loolu kon ça veut dire Sénégal on marche la tête à l'envers te di tolérance kay mooy am nga droit taxaw kii dafa gëm lii ci so trop na wala ci diine nga taxaw ne ko li nga gëm ni baaxul jox koy explication won ko li nga gëm ni dam problème ak la su ko neexee mu tontu la wan ne li nga wax moo wérut loolu mooy indi dialogue loolu mooy indi stabilité waaye intolérance mooy ku nekk gëmal la nga gëm bu kenn critiquer kenn nit ñi duñu évoluer li muy indi mooy fanatisme li muy indi mooy des dérives li muy indi mooy extrémisme ndax su fekkee ne ku nekk da nga gëm la nga gëm ñu ne bul critiquer kële te gëm gu nit gëm mën naa dem sax mu nekkoon lu baax ba nit ki daal koy dolli lu ci bokkut nem nekk ci extrême ñu ne la kenn waru ko koo wax su boobaa foofu la musiba di amee foofu la problème di amee amul benn pays qui se respecte amul benn dëkk boo xam ne instant dañ koy jël comme exemple na sax dañoo stabilité wa dañoo avancé lu dut ne lii da doon seen i fondement doon seen i base ne ku nekk mën ngaa critiquer nit la mu gëm bal sax da ngay fekk sax dañ koy def seen i fondement ñoom seen constitution jëluma comme référence kan loolu moo war a mel ne àdduna noonu la war a doxee mais Sénégal moom dana moom ci loolu lañ jaar c'est nit mënoo jël benn mbir ne noonu lay nii laay def ba pare soo fekkee daat koy bëgg daat koy jalgati parce que da nga defam benn mélange boo xam ne benn mélange de genre bu dangereux mooy dañuy bëgg jaxase ñaari mbir yoo xam ne soo ko jaxasee rek day ni problème yu bari mooy jaxase un pays boo xam ne d'un côté laïc la pare d'un côté ñu bëgg ko jaxasewaat jëlaat ko defal ko mu mel des fois su neexee jëlal ko mel ni benn pays boo xam islamique day jaxase mbir parce que c'est dans un pays islamique la chèque ne droit de blasphème day am su boobaa képp koo xam ne yaa ngi wax la ngay wax ci ñiy tuddee waaratikat yi la ñuy wax ci yàlla la ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon ne pays islamique la ñu duñ am droit wax ko ndaxte pays la boo xam ne pays islamique la ku blasphémer loolu kufur la am fu ñuy jaar ak yow mu ñu may kenn sax ab xattaa ku bokkul ci religion fekkoon dëkk islamique la bokk benn religion bu taxaw naan diw mooy doomu yàlla kon li ko may ñooñu mooy dañoo nekk ci benn pays laïque benn pays boo xam ne dañ ne pays républicain la pays la boo xam ne nit ñi am nañu droit wax lañu gëm lañu gëm nag mën naa heurter ñeneen lañu gëm man ku taxaw di wax ne yàlla diw ma yàlla da nga heurter sama gëm da nga critiquer li ma gëm ku taxaw ne diw mooy doomu yàlla da ngaa critiquer sama gëm da ngaa heurter sama gëm mais dëkk bi ñu nekk moo toléré loolu soo boobaa nag suñ fekkee dañoo bëgg a jël ñooñu may leen ko ci nom de la liberté ñoom am nañ droit wax luy heurter nit ñi mais ki amul droit critiquer leen tegaat ko ci au nom de ñii parce que ñii ay ñoo xam ne dañoo defar l'islam su boobu nag problème day am loolu mooy indi dëkk bu tax dëkk boo xam ne dëkk bu tàkk li ko taal mooy loolu mooy injustice dëkk bu tàkk li ko taal mooy daal di ba ñii ñu wax leen neex ñi la ngeen doo leen wax fu dialogue amee fu argument amee foo xam ne dañuy critiquer day amee foofu violence physique du fa am place ndaxte nit ki la koy naqari dina ko wax dina ko génne dina ko jéem a defar waaye nit ki saa yi boo ko demee nag ma noppaloo ko ne ko soñoo wax ba li nga naq da nga koy denc foofu noonu la violence bi ne képp kuy xool adduna bi xool dëkk yi nga xam ne am na problème da ngay gis ne dafa amoon restriction ci wàllu liberté d'expression kon tolérance dëgg mooy dëkk boo xam ne dañuy critiquer tolérance dëgg mooy dëkk boo xam ne nit ñi dañuy mën a taxaw ne lii nii la wérut lii moo wér lii baax na lii baaxul ku nekk indi si argument nit ñi daal di déglu foofu violence du fa am place beneen bi tam na loo xam ne kenn waru koo tolérer quel que soit nit ki foo mun ci bokk kenn waru koo taxaw di ko seetaan mooy ne dëkk boo xam ne dañuy wax ne c'est un pays de droit dañuy ne c'est un pays républicain dëkk boo xam ne dafa am ay loi ki nga xam ne moo war a daal di limiter ne fii la liberté d'expression war a yem ki nga xam ne moo war a jël ak sanction képp ku dépassé la nga war a dépassé mooy l'état keneen ku dul kooku waru ko def kon waruñu amul lenn lu mën a justifier lenn lu mën a tolérer amul benn tolérance bu nit mën a tudd amul kenn nit lu mën a wax lu mën a tolérer lu mën a accepter loo ay nit ñu jóg ne yow lii waroo koo wax ñun ne la koy fajal fekkee ne sa nit wax na lu mu warta wax am na fu mu mën a jaar
diffamation am na nit comme dafa tudd tur wax nit daal di koy accuser mbir mën na dem daal di porte plainte nit ñoo xam ne wax nañ ci ay nit loo xam ne peut-être dañ ne incitation la à la haine raciale nit mën na porte plainte waaye état moom mooy déterminer ah kii de dépasse na limite fii lii lañ koy dale loolu mooy tolérance loolu mooy indi stabilité ci dëkk leneen lu dul loolu c'est le contraire kenn du wax ci ñii kenn du wax lii kenn du critiquer kii ku nekk na nga gëm la nga gëm bu kenn dugg ci gëmu kenn loolu ku ñu si duggee déjà duñ kenn du ko respecté nit ñi duñ ko respecté naam dafay permettre ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmba booy ñi attaqué ay nit jàpp ne ñoom ñoo war a def loi te loolu nag après mën na des conséquences yoo xam ne du neex kenn fekkee daal la ñuy woote woon ne dina nekk di dëkk boo xam seen pays républicain dañuy woote pays boo xam seen pays lay nañ ko assumer jusqu'au bout mooy permettre nit ñi ñu mën a critiquer nit ki religion bu mu bëgg critiquer mu critique léegi nag état bi loi bi am def nay limite yoo xam ne képp ko ko dépassé képp kuñ ca porte plainte su état bi xoolee wala loi bi xool justice xool naa ki dépassé ne fii limite su boobaa mu daal koy tekkay daan lii ko waxut lii ci d'une manière générale par rapport ak dëkkoo ci jàmm ci bokkut pas-pas la ngay wax dafay wuteeg li nga xam ne moom nga bëgg à chaque année xool ñi nga xam ne ñoom la ñuy imiter ci wàllu laïcité dafañ ko jëlee nga xool seen évolution dëkk da nga gis ne la indi woon seen i problème dafa ñu def seen i loi def ko seen i fondement parce que ñu gisoon ne problème lii la woon mooy dafa am ñu gëmoon benn mbir ne lii ñu gëm ci la ñëpp war a jaar ñëpp moo la ñoo xool kenn waru koo critiquer def seen i loi sax loi de blasphème di mettre en quarantaine les gens di dóor ñi di rey ñi bañ demee ba gis loolu ñu daal koy changer bañ demee ba gis na lii moo indi problème bi si nañ ko changer daal def liberté nag ne nit ñi ku nekk mën ngaa critiquer lu la neex c'est Barthélemy la ko indi suñu jël exemple France comme nañ ko église catholique ni mu meloon ci France am na moo tax ñu dem ba mujj gi nag daal di changer bu amee stabilité waaw ne léegi nag moom religion moom ku nekk nga critiquer mais Sénégal le contraire lañ mën a bëgg a def te loolu mooy indi musiba loolu mooy indi li nga xam ne moom mooy jiyee su ma nee contraire lañ bëgg a def mooy ñi nga xam ne maa leen gis la plupart ñuy wax ci télé yi di wax tolérance stabilité te la ñuy wax la muy indi contraire la ñuy wax ne moom lañ bëgg a indi la. su fekkee dañoo ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy thème bi dañu dippee ko relation le fondateur du mouridisme et le Coran ngante mënoon naa gën a yaatu sax mën na doon le mouridisme les relations le mouridisme et le Coran wante xam naa intervention yi jiitu day aju rek ci le fondateur ndaxte lii di mouridisme ak le colonialisme arrêté wut kese ci li nga xam ne mooy fondateur bi xataa ki ko wuutu amoon na ñoom ay jëflante xataa ñi nga xam ne ñoo fi wuutu colon bi ginnaaw ba nga xamee ne dem nañu physiquement waaye dañuy focaliser wu rek ci thème bi ci fondateur yi moom relation yi am ak li nga xam ne mooy colon bi comme ni ñu ko waxee woon ci thème bi jiitu mooy histoire nekkul loo xam ne lu figé la mooy histoire erreur yi nit ñi def lu bari ci ñu koy jàng dañ koy jàngat boo xam day mel ni benn mbir la boo am ci benn seconde wala benn minute ñu daal di koy décrire yem foofu waaye histoire da noonu loo xam ne dafa évoluer dans le temps mooy histoire nekkut benn mbir boo xam ne dafa figé wu dafa am fu muy commencé am fu muy yem te lépp lu commencé fenn am fu muy yem da ngay gis évolution moo tax gisoon nañ ci ba ñuy jàngat dundu sëñ bi gisoon nañ ne dundam nekkut loon ne ci jamono ju nekk daa amoon benn gisin benn doxalin soo nañ ne xaajal nañ ko ñetti xaaj ci dox ci dundam ci ay gisinam ak doxalinam loolu tam dafay feeñ ci relation ak colon bi moo tax waxtaan dañ koy xaaj ñetti xaaj bi jiitu mooy relation ak colon bi balaa ñu koy exiler naka la demee woon ak lan moo xew ainsi surtout ci lan moo xew lan moo tax ñu daal koy exiler ba mooy doon waxtaanu tey bi waaw dinañu permettre ñu indi ñetti mbir mooy mbir yi nga xam ne dañ koy faral di wax ne nii la demee te kuréelkat yi di ko faral di wax ñi nga xam ne ñooy nettalikat yi
di ko faral di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy dundee ci tukki bi li ñu tuddee tukki bi di ko faral di wax li ñu tuddee exil bi di ko faral di wax li nga xam ne ci lañu jël en otage sénégalais yi ci lu bari nit ñi gëm ne noonu la demee wala ñu bari jàpp ne noonu la demee ñu leeral ne loolu dara amu ci mooy nekkut ne amut sax pepp mbir bu koy prouver du ci bind ki nga xam ne moom la ñuy waxal du ci sax ñi nga xam ne ñoo sérieux ci ay taalibeem bind ci moom waaye du ci archive yi ci dara loolu suñ dañuy permettre taxaw ci indi tamit li nga xam ne moom moo ci wér te ñu mën a dogu ne lii di ci wér ndax dafa may preuve yu koy firndeel pare indi nag li nga xam ne mun na nen objet de controverse mooy loo xam ne nit ki mën na ci am ay taxaw seetlu am na ci am gisinam ndaxte am nay des fois ay incohérence ndaxte histoire noonu lay demee foofu mu am li nga xam ne mooy controverse kon tey fi ñuy taxaw mooy ci premier point bi mooy avant muy dem exil ak li waral exil bi lan moo doon relation ak tubaab bi lan moo doon lañ gisinam ci boobu kon ci lañu indi li nga xam moom la ñuy wax ne noonu la demee ñi nga xam moom mooy version bi nga moo tas te buy nekk mu nekk ay repose que sur des mythes des chimères ñu indi li nga xam ne tamit mooy li nga xam ne moo ci wér te ñu am ci archive mu leer na lii demee na nii indi peut-être objet yi nga xam ne mooy objet de controverse beneen bi mooy bii di ñëw incha allah day doon ci ginnaaw mooy deuxième étape bi mooy ginnaaw ba mu jugee exil xam naa du ñàkk nag ci biir dinañu tuddaale lenn mais tabanta lenn ci pendant l'exil mais ginnaaw ba nga xamee ne moom la jugee exil da relation bi dafa changé ginnaaw ba mu jugee exil wuuteeg avant muy dem exil ñetteelu étape bi mooy ginnaaw bi ñu ko yóbbee Mauritanie ba mu dellusi foofu tamit relation bi amaat na évolution digganteem ak tubaab bi boobu mooy doon ñetteelu intervention bi bidnillahi subhanahu wa taala kon waxtaan bi nii lañ ko nar a tërale ci kàttanu yàlla sunu borom xanaa dañ tudd rek lenn ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne taxaw nañ ci wala bokk tiir yi nga xam ne ak éléments yi nga xam ne ci lañ sukkandiku ci gëstu bi ci jiitu mooy Irwa an-Nadim Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana ci relation ak li nga xam ne mooy tubaab bi bokk na tamit al wasaaya al xidmiya sama jàpp naa ne mooy al majmuat al kubra de Cheikh Abdallah Mbacké moom moo ko dajale ak li nga xam ne moom mooy yenn ci ay waxam ci yenn ci ay qasaidam yoo xam ne bind na ko di témoigner ak relation digganteem ak li nga xam ne moom mooy tubaab bi ci yenn ay wayam waaye tamit dañ ci basé wu ci benn téere boo xam ne am archiviste moo ko bind muy Umar Ba mu tuddee ko Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales 1889-1927 mooy ki nga xam ne moom moo jox Rawane Mbaye moo ko joxoon accès ci archive yi ci thèse bi nga xam ne ci la bind bokkoon tam ci li ñuy sukkandiku doonte bariwul trop ndaxte li mu consacré mouridisme Rawane Mbaye du tuuti la nekkut lu bari na téere lu ko taxoon jukk nekkul lu mouridisme bokk na tamit ci li nga xam ne ci lañu basé wu benn épître ci ay passage la boo xam ne Komokho Fall moo ko bind Papis Komokho Fall l'échec de résistance à la colonisation en Afrique de l'Ouest bokk nañ tamit ci li nga xam ne basé nañ ci benn téere boo xam ne Dimon Fernand moo ko bind pour la pensée religieuse de Ahmadou Bamba fondateur du mouridisme damay préciser fii ñi may tudd ñëpp amul kenn koo xam ne da ngay liir gis ne dafa noonoo sëñ bi déedéet au contraire da ngay gis ne la ñuy bind yëpp dafa am bu amul benn noonu buñ ko def au contraire dañ koy sax jéem a défendre ci lu bare dañ ko gis ñu tàmbali ak ki nga xam ne moom mooy Omar Ba bokk na tamit ci li nga xam ne basé wu nañ ci ba ñuy def recherche ci benn thèse de doctorat
ne benn sociologue moo ko def muy colonel Biran Wan tuddee ko l'islam au Sénégal, le poids des confréries ou l'émiettement de l'autorité spirituelle. bokk nañu tamit ci li ñu basé wu ba ngi def recherche bi benn épître xam ne ko bi ma Jean-Pierre Moulago tuddee ko les Mourides d'Ahmadou Bamba. li tax ñuy tudd lii mooy ne dañoo wax ne jubluwaayu séminaire yi mel nii mooy daal di orienté nit ki pour mu def ay recherche personnelle am mun a gën a xóotal connaissance am ci partie yu mel nii moo tax ñuy tudd li nga xam ne ci lañu basé wu pour nit tam permettre ko mu daal di mën a daal di ab ouverture lay doon rek pour nit ki mën a gëstu xam yeewu ba kenn du ko ndax wala mu am bokk propre opinion mu ñu doon comme dafay fanatique lépp lu ñu ko wax rek mu daal di jël. bokk na tamit ci li ñu basé wu benn étude boo xam ñu ko tudd le marabout et le prince xam ne institut d'études politique de Bordeaux centre d'études d'Afrique noire mu génn sur Afrique noire direction wu Lavrov ak Christian Coulon. bokk na tamit ci li ñu basé wu benn kayit africain ceci n'est pas une confrérie de Jean-Pierre Douzon ak bu am solo bu kii nga xam ne moom mooy Gana Fall tudd ko les marabouts sénégalais et le pouvoir colonial 1854 à 1945 le vacataire loolu mu koy bindaa à l'UCAD doctorat en histoire la chaque année kenn du wax histoire colonisation Sénégal te tuddoo Paul Marty donte Paul Marty ñoom dañoo jàpp ne ak ko noonu sëñ même Paul Marty fi ñu koy tuddee sax te doon ci njëlbeen gi fi ñu koy tuddee mooy ci deuxième étape bi ndaxte moom ci deuxième étape bi la fekkee mais su ñëwee ci moom dinañ ci indi controverse yi nga xam ne moo am ci moom ak li nga xam ne moom la nga xam ne ñooy ñenn ci fanatique yi ci ñoom bi bëgg utiliser ko argument pour décrédibiliser lépp lu jóge ci Paul Marty na jàpp ne mbir yi arrangé wu leen jàpp ne mooy rek yoon bi jaar mooy daal di koy décrédibiliser niñ ci ñëw mais moom c'est surtout ci deuxième ak troisième étape bi ci lañ gën a ñëw ci moom ak yeneen téere bokk na ci li nga xam ne tamit kii di Cheikh Tidiane Sy bind na ko te mu tudd ko la confrérie sénégalaise des Mourides mu defee benn téere bu am solo ci mouridisme xam naa ci yii la ñuy basé wu d'une manière générale am na yeneen yoo xam ne ci yenn saa ay article lay doon article de journal yenn saa ay publication lay doon mënuñoo tudd lépp kon d'une manière générale ci lii mooy li nga xam ne ci la ñuy basé wu suma jumut c'est pas tournage en trio boobu tamit bokk na ci nga xam ne chaque année kenn mënu ko contourner suñuy wax ci histoire Afrique suñuy wax l'histoire de la colonisation xam naa ni tàmbale rek mooy benn avis au lecteur boo xam ne kii di Omar Ba def na ko ci tàmbale téere bi nga mën a tippee Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales lu am solo la parce que problème bi ñu souligné problème la mooy problème au Sénégal dafa am lu ñuy tuddee sutura mais man dama jàpp ne loolu trahison la mooy sutura mooy dañuy nëbb lu bari ci histoire du Sénégal parce que dañoo bañ a heurter ay sensibilité donc de ce fait Sénégalais yi préfèrent nit ñi daal di dund ci ignorance dund ci obscurantisme ils préfèrent ça que heurter benn groupe nit wala heurter ay nit sur la vérité mooy Sénégalais ni ñu leen yare mooy ne dëgg nekkut la chose la plus importante moo tax dëggu sax reewandale ci ñoom su ma Sénégalais mooy d'une manière générale te loolu dafay am répercussion même si ni ñuy jàngate histoire te des archivistes dañuy ñëw taxaw di ko wax clairement ci am benn gêne ci loolu man su ma koy lire je suis remonté su ma koy gis da ngay je suis dépité ndax nekkul lu normal dëgg dañ koo war a ñime mais sénégalais yi ñimewuñu dëgg ci dara mooy parce que waa Fall suñu waxee ay nangam dañuy mer waa Ndiaye dañuy mer jokkoon dañuy préféré
daal di nëbb l'histoire les bàyyi nag les obscurantistes ñoom ñu ñëw di tasaare lu leen neex ci histoire mu nekk loo xam ne c'est très très grave très dangereux te nekkul moom kese moo koy wax ci archiviste yi nekkul moom kese moo ko tudd ñoom ñëpp dañuy tudd ne am na yoo xam ne duñ ko tudd parce que dañoo bañ a heurter sensibilité kenn mais bañoo nit ñi daal di nekk ci réer bañoo nit ñi daal di na histoire dafa am importance ci réew kon loolu c'est un problème moo tamit wax ne le présent catalogue ne prétend pas contenir l'ensemble des documents concernant la relation qu'Ahmad Bamba entretenu avec les autorités coloniales. Seules il figure quelques pièces sélectionnées dans le dossier du marabout ou prises ailleurs. mu ne nit ki xam ne moom téere mi amul prétention ne lépp relation yi amoon diggante moom sëñ bi ak tubaab bi lépp ci nekk mais li ci nekk rek mooy yenn mbir yoo xam ne dañu ko jëlee ci dossier bi nga xam ne moom lañu réservé ci archive nationale sëñ bi. La réglementation en vigueur à la direction des archives du Sénégal ne nous a pas permis de publier certains documents revêtus encore du manteau secret. mu ne ndax réglementation bi nga xam ne ko en vigueur ci direction des archives nationales permettre leen ñu publier yenn documents yi ndaxte documents yooyu noonu ba tey dañ ko sàng mbalaanu li nga xam ne mooy secret mooy loolu la sutura pour ne pas porter atteinte à certaines personnes pour bañ a heurter pour bañ a tooñ wala pour xam ni ñu koy tuddee loolu tooñ histoire ñu dund ko ay nit def la ñu def am taxawaay bu ñu am ñu war koo xam ñu ne pour bañ leen a heurter loolu noonu kenn du ko génne à certaines personnes à certaines familles organisations fii na ngay ñu ko taxaw ne Sénégal dañ ñoo jàpp en otage c'est-à-dire dafa am benn mafia politico-religieuse dañ ñoo jàpp en otage di protéger seen biir moo tax bul yéemu trop sëriñ ci di protéger politique dañu protéger ci beneen côté tamit sa baay ak sa maama dafa nangam ni ñu gëm nañ le contraire kenn du génne loolu dañ koy fait secret su dëkk bi nar a tàkk mu ñëw waxal la nga xam ne c'est un mafia bu sonna bind benn texte di ko les parrains et les fossoyeurs une association de malfaiteurs qui n'a que trop duré lay feeñ fii mais li nga xam ne rek moo aju moom ci ba dolle moom mën nañ ko wax moom ba mu wax ne donc pour ne pas porter atteinte à certaines personnes à certaines familles organisations malgré tous les documents qu'on voit sur montrent au public des aspects encore ignorés de la vie et des actions édifiantes de Cheikh Khadim qui moom donc il respecte Cheikh Khadim moom gis ab taalibe bi la lecture de certaines pièces pourrait choquer certains j'en conviens mais compte tenu de la doctrine chevaleresque de la dignité exemplaire de Cheikh Khadim, le lecteur saura discerner et mépriser les calomnies, les affabulations grotesques insinuées à son encontre par des administrateurs perfides ou des agents stipendiés. Donc, moi, am na yenn mbir mi génn dina choqué parce que tubaab yi dañoo bind ñoom bind archive yi génn na ci yenn mais loolu mën na choqué. waaye nag mi ngi commencé di préparer opinion bi nga xam ne ay calomnie affabulation yoo xam ne ay ñu fi ñaaw nit ñi dinañ ko mën a lu sa yoon ci lii c'est-à-dire quelqu'un qui da ngay ñëw histoire xam nga kon déjà y a un problème yi may basé wu nii kon nga xam ne gars yi cette personne ils font tout pour en fait doo xam dëgg bi comme il le faut et pourtant soo ñëwee li muy indi soo ko indi am na sax ñu ko féete kaw moom ñu dañ lay taxaw ne doo ko waxee xam ne malgré lii nii c'est pas son rôle histoire ngi bind histoire yam fa am objectivité donte sëñ bi dem sa taalibe bi nga 100%. Il est convient de signaler que le marabout avait des adversaires parmi les blancs mais aussi parmi les noirs. Il n'avait pas d'ennemis. Ceux qui l'ont considéré comme tel l'ont voulu ainsi. Khadim n'avait qu'un objectif, adorer Dieu. Et signalé ne sëñ bi amuloon ay adversaire parmi les blancs ay adversaire la amoon na adversaire parmi les blancs amoon na ko parmi tamit nit ñu ñuul ñi ñi ko jàppoon na ennemi ñoom ñoo ko jàppoon noonu damay moom yàlla la woon jàmm lii tamu lii ko rek mooy ñu xam ne problématique Sénégal histoire
lu yàgg la te lu ba tey dafa am mooy ne duñ ko bind avec objectivité, duñ ko bind ak lumière u jéem a édifier nit ñi ñu xam lan mooy dëgg ci li xew ak li xewul. ndax kuy ñëw jël sa gants yi yëpp di wax li yëpp am na problème, y a un problème qui se pose. lu fi jël gants yi yëpp su fekkee ne li ñuy wax yëpp noonu la amee noonu la demee indil preuve mu leer nit ñi xam ko, kuy topp kuy dund ci lu leer, kuy dee ci ak wala kuy sanku ci lu leer. kon lii mooy li nga xam ne moom mooy préface. am na ñeneen ñu ko bind ñu waxat pareil yi dañuy gis ñoom ñëpp dañuy c'est surtout les Sénégalais suñuy commencé dañuy prendre avec mais tamit da nga leen comprendre de notre côté parce que dafa am benn genre de violence boo xam ne dafa yàgg ci Sénégal, yàgg ci tarixa yi, yàgg ci yoon boobu noonu. mooy soo waxee loo xam ne ñoom bëgguñu ko, arrangé wu leen, dañ lay menacé. li nga xam ne moo ci li koy gën a firndeel rawaan ba mu bindee téere moo ko ca dara lu ñaaw dafa wax rek nga xam ne dafa indi archive yi dañ ko jël nañ ko yóbbu yóbbu ko menacé ko ba mu dem daal di jéggalu. Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla yërëm ba mu commencé bind histoire Sénégal problème yëpp am na ko. bind sax le jeune Bamba ñu doon bindee le jeune Bamba mooy dafa am benn obscurantisme moo xam ne am Sénégal tey si mouridisme di ko daal di koy nekk ñoo xam ne ñoom ñoo koy véhiculer. mooy ne obscurantisme yi lii moo ñu neex, lii moo fi am na ñu ci lëkkool ku nekk say intérêt état yi suñu ñoom ils ont besoin de personnes voter pour, ils ont besoin de la population pour rester au pouvoir. su ko defee ñu négocier ak ñoom ba obscurantisme ñu leen dimbali ñu koy continuer di ko véhiculer. kenn ku ñëw nag bëgg a génn ci loolu génn ci pare di yee say mbokk jullit yow yaay doon seen ennemi, alors que ñoom ñooy indi violence, ñoom ñooy indi intolérance. parce que lii mooy l'obscurantisme, c'est-à-dire histoire ñu ne kenn du ko wax. même nit ki su ñu woon di tudd histoire des choses qui sont fausses, da ngay ñëw daal di koy montrer nag ce que tu cites c'est des choses qui sont fausses ñëpp xam ni kii mooy wax lu amut. waaye déedéet dañ lay chantage, dañ lay menacer, rawaan ba dañ koy yóbbu pour mu jéggalu. kan mooy indi violence Sénégal, kan mooy bëgg a maintenir nit ñi sur l'obscurantisme, que ñan ñoo nekk ci li nga xam ne moom mooy intolérance. donc nga xam ne ñi nga xam ne ñooy bind histoire sax su nekkee ay Sénégalais dañuy gis ne ils prennent beaucoup de précautions parce que leur vie en dépend. foofu lañ toll ci dëkk Sénégal mosuma déggee Sénégal ñu naan des personnes disent c'est un pays de droit. doo xam ndax da ngay jooyoo da ngay ree. dañu ñëw ci li nga xam ne moom mooy thème bi. première étape bu sëñ bi relation mag li nga xam ne mooy colon yi mooy ci njëlbeenu mbiram moom bëggutoon na am ak li nga xam ne mooy relation ak daraay nguur. jamono jooju nekkuloon koo xam ne dafay ñëw ne dafay xeex colonisation dafay bëgg jël ko déedéet moom daal doon koo xam ne bëggut a jege nguur. li firnde loolu mooy sëriñ Juróom nag yi ba am génnee àdduna mag yi nga xam ne ñoo ànd ak baayam dañoo dem dañ koy gis ne ko sama baay jógee nag te baay jege woon na buur yi. te faaw nga daal di dem booy gisit buur yi xamante ñoom jege leen. muy wax ne sëñ bi daal di bañ ci la sax daal di bindee xasidaam googu bu siiw googu bi ñuy wax ne qaalu li yarkan li abwaabi salaatini tahu zawaida tugni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi ولست راضي غير العلم والدين ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني. dañ ko wax ne ko mi ngi def référence ci mag yi nga xam ne ñoo àndandoo baayam bi gannaaw baayam jógee àdduna nag mu dem jege nga xam ne mooy buur yi. ndaxte waxoon nañu fii ne fa ñu samp fa maam xam ne fa ñu sanc buur yi ñoom ñoo ko rëddal. Amadou Ngoone moo ko rëddal kon baayam tam jëlal koon ne jóge woon buur yi jóge woon te famille buur la sax ndaxte la gis na Lat Joor nijaay la ci moom. ñu leen koy woone kon mu continuer loolu da nga am ci la baayam nekkoon donc mu daal di bañ. jamono ji mi ngi tombeek jamono ji nga xam ne xool nañ ko mi ngi wër yoonam. moo tax mu ne dañ ma wax ne demal ci wéeru ci
jublu xam ne mooy buntu yi nga xam ne ñooy njiit yi ñooy buur yi booba nag di nga gañe moom loo xam ne dina la dina la doy ci bépp moment ci bépp jamono moo leen man de yàlla rek doy na ma te doyloo naa ko te amul leneen lu may doyloo lu may gërëm lu dul xam-xam ak diine te ragalut kenn koo xam ne mooy boroomam te mooy ki nga xam ne moom moo may jariñ mooy ki nga xam ne moom moo may xettali kon lii mooy première étape bi première étape bi mooy buur ak la jege buur ak seeni dagat loolu man jegewuma bu ma jegee nañ ma sori dooma di ñoom gisuma ñoom dara position bi day expliquer li nga ne moo ci topp mooy ndax kon kuy defee nii moom da ngay dem ba doo jege buur mooy instant yi nekkul résistance amut résisté wul ci instant yi nii waxaguñu résistance amut fi mooy koo xam ne dane bu ma buur jege bu ma jegewuma buur gis soxla ma buur dara moo xam buur yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ay buur yi Sénégal moo xam ña nga xam ne ñoom la fa gouverne ñoo fa représenté AOF ñu présenté colon bi moo am buur yi am ñuy liggéeyal colon bi ñoom ñëpp bu ma kenn jegee soxla ma loolu yëpp nga nekkut ne man loolu lay wër yàlla subhanahu wa taala mooy ki ma doyloo kon lii mooy première étape bu mbir mi mooy nit koo xam ne moom ay dugg ci buur jege leen toog ak ñoom jaxasoo ak ñoom nekkut ne moom ci loolu la nekkoon ndax lii nii la continuer nañ ci xam léegi ci li nga xam ne moo ci topp kon li mooy première étape bi nga xam ne première étape bi dañ ko xaaj ñaari xaaj mooy étape bi nga xam ne dafa sori buur so jegewu leen buggut a dugg ci ñoom moo tax am na sax gis nañ ci xasit bi gis ne am nañu ko doon yedd ci loolu di ko ne lii du yoon bi nga xam ne jëloo la jaar moo tax mu naan yaa man yaluumu fala tukthir wada adli id lathu min faqdati dunya bi mahzuni mu ne yow ki nga xam ne yaa may ŋàññ yaa may yedd wàññi ko bu ko bari ndaxte man ñàkk àdduna nekkut ne lu may indi tristesse ta nit koo xam da ngaa ñëw bëgg a jël jàpp ni so dafa figé da ngay jël lii rek daal di koy indi daal di koy résumé ni mu nekkoon dundu ndax lii mu continuer ba keroog li nga xam ne moom mooy ba keroog sax ñu koy yóbbu ba keroog muy dellusi ba mu jógee Mauritanie ba ñëwaat loolu dañ ko xam au fur et à mesure ñuy avancé ci li nga xam ne moom mooy état bi kon ni la mooy première étape bi digganteem ak nguur mooy ne jegewuma buñ ma jegee buñ ma laal moom li ko yitteel mooy yàlla suñu borom bëgg a xam lu ñu nekk bëgg mënuñu koo jariñ yàlla moo koy jariñ te la ñu yor moom soxlawu ko wutu ko loolu ci moo ko ci lu leer waaw gis ne mujj gi mu tàmbali nga xam ne moom mooy cheminement am ak indi tàmbalee am benn touche am bu mu indi ci taalibe yi nga xam ne wóoroon baayam wala mbaga yu wóoroon baayam tàmbalee am lu muy aspiré ba di ci yar ay nit dem da ngay gis ne da ngay tàmbale di gis ne relation boo xam ne doon am ak li nga xam ne mooy relation li nga xam ne mooy ak i buur donte relation yi nga xam ne mooy feeñ day mel ni relation ay buur yu jébbalu la bokk ay kilifa yu jébbalu ay taalibe ak sëriñ moo tax ba mu ne au cours de l'invention du Baol par le marabout Maba Diakhou Mame Balla Mbacké fut tué Mame Balla Mbacké moom mooy maam dit-on par des Peuls ay Pël ñoo rey maamam et son fils Mame Anta Sall est déporté au Saloum kon Mame Anta Sall ñu la koy déporté fi mooy Saloum par Maba Diakhou il ouvre alors une école coranique très fréquentée nga gis ne kon dëkk ba dañ ko déporté c'est-à-dire ay nit suñu ñëwee taxaw naan tey dëkk bi ñoo ko moom ak dëkk bii nii ku fiy dëkkut da ngaa war a génn ak nangam nga fekk ne soo soppee soit seen i maam ñoom dañ leen déporté woon sa ay ci jamono ñu dem dëkkub jàmbur toog fa ba ibbi fa école coranique jàngale dañ leen fa déporté mu ne une école coranique très fréquentée à Prokhane en profita pour donner une instruction solide à ses enfants il devient même par la suite le
précepteur des fils de Maba Diakhou, parmi lesquels Sa Hermati, qui devait plus tard se lier d'amitié avec Ahmadou Bamba. Ce fut à Prokhane vers l'année 1886 que Cheikh Ahmadou Bamba, encore jeune, fit son apparition sur la scène religieuse et se lia de connaissances avec les chefs traditionnels de l'époque, parmi lesquels le Damel du Kayor. Même fii am na benn genre interrogation parce que fii nii mi ngi wax ne ba mu nekkee gën a doon ndaw la mi nga am ak relation am mooy Damel du Kayor. Lat Dior Ngoné Latyr Diop qui détrôné s'était provisoirement retiré au Saloum. mooy jamono ji mooy jamono ji nga xam ne Lat Dior perte na li nga xam ne mooy Damel ay ci Kayor daal di ñëw Saloum. Saloum mooy maamam lañ fa bàyyi mbokk boobu lañ fa déporté ginnaaw bi rey maam mu toog fa di jàngale muy ca Porokhane dafa école coranique ba mujj sax nag ka ko déporté woon mi Maba Diakhou ñu tàmbali am ay relation mu ne lorsque Lat Dior fut installé sur le trône, Momar Anta Sali gagna le Kayor avec ces derniers et passe un séjour de plusieurs années. moo tax ba nga xamee ne Lat Dior jëlaat na nguur gi Momar Anta Sali la delluwaat ak sëñ bi fële ci Kayor état dafay toog ay at avant de s'installer à Mbacké Guet où il fonde un village baptisé Mbacké Kayor waa di sañ foofu nag li nga xam ne mooy ab dëkk mu tuddee Mbacké Kayor. C'est là qu'il mourut vers 1860 kon 1860 ki nga xam ne Momar Anta Sali daal di faatu laissant sa famille continue à y résider ci la bàyyi ba famille mu kon sëñ bi ñoom dafay continuer nekk foofu. Lat Dior avait alors repris la lutte contre les Français lu jar a bàyyi xel la fii nii Lat Dior commencé na di xeex ak tubaab bi te sëñ bi jamono jooju noonu mook ba tàmbale ci bàyyi ba ci moom la tax ñu dellu foofu sax mooy Lat Dior moo tax ñu dellu fa ndax relation yi amoon kon ngeen soupçon mi ngi commencé tàmbale ci tubaab bi di muy gisee kii mooy ennemi tubaab bi di Lat Dior di xeex ak Lat Dior di xeex ak tubaab bi am na sëñ boo xam ne participe wut mais kii jege na ko lu muy continuer mu ne il fonde après de Mbacké Bawol son propre village Touba. Non avant en 1886 il tomba définitivement à Dékélé mooy loolu nga xam ne Sénégalais xam nañ ko da koy jàng primaire mooy Dékélé ci ñu rey Lat Dior mu faatu ca 1896 su boobaa nag jamono jooju mu ne Cheikh Ahmadou Bamba quitte alors le Kayor pour venir s'installer à Mbacké Bawol ci jamono jooju ci la Ahmadou Bamba daal di quitter Kayor daal dem fa nga xam ne mooy Mbacké Bawol. Il fonde après de Mbacké Bawol son propre village Touba devenu aujourd'hui la grande métropole religieuse entière foofu la daal di sancee li nga xam ne moom mooy Touba et les dépendants du monde nord musulman fii nii Touba jamono bi koy sanc kan moo ko jox li nga xam ne moom mooy titre foncier boobu noonu ak kañ lañ ko jox titre foncier daal mu sanc village comme ni ñeneen di sancee village du kër sanc village ça veut pas dire que kër gu nekk ci village bi yaa ko moom ku ñëw dafa dëkk ci sa kër mbir ne ko nu lay demee mu daal di tudd li nga xam ne moo xewoon jamono ca Bawol nga xam ne ca Yacine Fall jamono jooju na ma fa nekkoon chef ak coow yamoon diggante ceddo yi ci la ndaw Bakar Diak Daffé seen rayante yi nekkoon ci biir ci ambiance boobu noonu ci la sëñ bi daal di ñëwee sanc fi nga xam ne moom mooy Touba. influence commencé yaatu nit ñi tàmbali di ko topp mu tàmbalee am mbooloo accusation yi daal di commencé kon ba fii nii amul fenn foo xam ne ba tey sëñ bi dafa am lu mu def wala boog dafa taxaw daal di résister ak tubaab yi wala daf leen yónnee leen saaga leen wala mu xas leen wala mu wan leen ko jàmbaar ci dara fii nii jamono jii nii mu commencé bari ay nit ñu koy topp loolu commencé di interroger képp koo xam ne da ngaa bëgg a notu réew nit ñu ay mbooloo suñ tàmbalee daal di sosu ko nga xam ne mooy jiitum réew ko rawatina ko noonu nag foog mu commencé di interroger wu di xool kii lan mooy doon ay ambition naka la ñuy def ndax dafay ñëw ànd ak ñun wala dafay ñëw daal di xeex ak ñun ànd ak ne kii moom li doonoon li nga xam ne moom mooy stratégie mooy du ma jege buur yi kooku day gën a am soupçon ci moom wute ki nga xam ne moo ñëw jege la nga xam lépp ci moom. bokk na ci li nga xam mooy prouvé loolu ne ay suspicion la tubaab amoon ci moom mooy dañ doon suspecté mais amul lenn loo xam ne benn acte boo xam ne def na ko ne lii da ko def daal di gàllankoor tubaab bi lu dut ne
tàmbale na woote wala ay nit ñu koy tàmbale wuyu ñoom ñoo amay suspicion ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci chef de canton yëpp ñëpp di am lu ñuy suspecté wala boog ragal ne influence am su day dem ba ëpp leen doole boo ko liy prouvé loolu li nga xam ne archive bi nga xam ne kii moo ko signé total mi ngi wax ne on dit qu'un marabout nommé Ahmadou Bamba aurait été s'établir dans la forêt du Mbafar entre Djolof, Bawol et Kayor. Que là, il installerait actuellement une baraque. Si le fait est vrai, la position que choisit cet individu ne laisse pas que d'être légèrement suspect, car il serait fort bien choisi pour grouper peu à peu un certain nombre d'adhérents et se livrer sans trop attirer l'attention à la prédication. Aussi, vous serez fort obligé de vérifier le fait en douceur. Et s'il est vrai, de faire exercer sur l'individu une surveillance constante, quoique prudente, afin de ne pas le poser en martyr de sa foi. fii nii nga gis ne instant yi nii lettre bi nga xam ne ko bind mooy cette lettre a été une haute portée historique. C'est en effet le document par lequel les autorités coloniales signalent par la première fois la présence de Cheikh Ahmadou Bamba dans la forêt de Mbafar entre le Jolof et le Baol et le Kayor. may dafa bind lettre bi pour ñu daal di koy surveiller sëriñ bi nga xam ne mi nga ca diggante Bawol ak Kayor te doxalinam pour ñoom suspect ci ñoom kon ne fii nii li fi am mooy suspicion amut nit koo xam ne dafa tubaab bi dafa def dara ba doo la koy def tubaab bi dafa def mu ne lee dañ koo teree mu bañ a def wala dañ koo digal mu bañ a bàyyi déedéet ay suspicion la suspicion yooyu mooy moom la nit ñi am ci moom tubaab bi am ko ci moom tubaab bi di vérifier ba xool léegi ban décision la jël ci moom. amul foofu sax sëñ bi sax bind nay lettre ci jamono jooju di weddi li nga xam ne moom mooy accusation yi nga xam ne dañ ko koo teg ci kawam bal nañ koy tuumal ne ay taalibeem lañ sax ne ñooy def ay mbir yooyu li nga xam ne mooy lii tax ñu yóbbu ko mooy trouble à l'ordre public sax moom sam weddi ko moo tax lettre bii nii ba tey ci archive Sénégal xam naa dañuy ñàkk nañ photo yëpp après da koy dugal naa ji ma fay benn box bu mu ne photo di ñu ko dugalal mi ngi wax ne le gouverneur du Sénégal est dépendance à Mohamed Bamba gouvernement moo ko bind donc je reçu ta lettre mooy jot naa sa lettre et charge le qadi du Kayor de te porter ma réponse te kii moo xam ne moom la digal mooy qadi Kayor bi pour mu daal koy jox tontom donc je suis trop juste pour confondre l'innocent avec le coupable nga ma kon sëñ bi fi bind ne di wan ne moom innocent la dañ koy accusé yoo xam ne baaxoot mu ne je suis trop puissant pour punir même ceux qui font mal sans les avoir prévenus mu ne ko xamal ne man de ku fuyoon la nag ma dëgg yàlla mooy ki nga xam mooy gouverneur la de gouverneuru Sénégal bi ne na moom dafa nekk koo xam ne ku juste la moom juste na ni mu juste weesu na muy jaawale koo xam ne dafa tooñ ak koo xam ne tooñut mu ne am na doole goo xam ne weesu na di punir nit te avertir ko mu ne les hommes que je vais chasser de Ndiambour et du Kayor ne peuvent être ni tes parents ni tes disciples. Ils ne sont pas tes parents car toi tu vis tranquille à Thiaga en respectant le chef du pays et eux ont voulu gâter la province qu'ils habitaient. Toi bi nee na ko ñi nga xam ne ñoom laa dàq Ndiambour ak Kayor lettre bi date 1889 ñi nga xam ñoom laa dàqee Ndiambour ak Kayor ñoom mënuñoo doon ñi nga xam ne say taalibe mënuñoo doon say mbokk ndax yow yaa ngi cagaar di dund normal amook ña nga xam ne ñooy ñi jiite amook ñoom benn problème te ñoom mooy ña nga xam ne ñooy ay taalibeem lañ kon murid yi dafa yàq xaw na ci yàq daf la gi ne ko ñooñu ñoom fa ñu nekk dañ koo bëgg a yàq moo ñu nga dàq mooy ne fii nii kon mi nga xam ne sëñ bi ne ko ñi nga xam ne mu laa dàqee fële ñooñu mu ñoo doon say taalibe parce que ñi dañoo excusé ne ñooñu taalibe sëñ bi lañ mu ne ils ne sont pas tes disciples car tu crois en Dieu et à son prophète et tu ordonnes de croire en eux tandis que disent et écrivent ce qui suit mu ne ko ñooñu tamit mënuñoo doon say taalibe ndax yow li ma ko xam ci yow mooy da ngaa gëm yàlla gëm yonentam te da ngay li ngay digal nit ñi mooy ñu gëm loolu
waaye ñoom la ñuy wax mooy te ñoom leneen la ñuy wax ñoom ceux qui étudieront le Coran peuvent être persuadés qu'ils suivent la religion du démon. Ceux-là n'ont plus le droit de faire le salam ni de se présenter au lieu de la prière. mu ne ko ñii ñoom la ñuy wax mooy ne képp kuy topp alquran moom kooku na xam ne la muy topp mooy yoonu seytaane te ñooñu ceux-là n'ont plus le droit de faire le salam ni de se présenter au lieu de la prière te ñooñu war nañoo wax salaam war nañoo to présenté wu ci yoon mooy fan yi jullee jàkka yi. gouverneur di ko laaj nag loo xalaat ci wax jii nii nga xam ne ñii dañuy askane say taalibe lañ ma jàpp na say taalibe ñoom dañuy wax lii. Que penses-tu de ces paroles, toi, Mohamed Bamba? Penses-tu que je puisse garder sur ma terre des hommes qui osent conseiller de ne pas suivre la loi du prophète, qui parlent mal de Dieu, même qui appellent près d'eux les gens de base extraction de mon pays, qui dépeuplent et pervertissent mes villages? Je sais que tu ignores toutes ces choses, mais ces hommes, en se servant de ton nom, te font du tort. Moi qui suis le père de tous ceux qui sont dans ces pays, je chasserai mes mauvais fils comme Noé a chassé Cham, afin que ses autres enfants ne soient pas perdus par les mauvais exemples donnés par cet ingrat. mu ne ko nag ñii loo xalaat ci li ñuy wax ni te ñii dañuy tudd sa tur la ñuy tudd te dañ lay tooñ nga xam ne kon jaxas gi am ci murid yàgg na ci jamonoom mu ne ko ñii nii loo xalaat ci ñii daal di koy xamal ne kon ñii moom mun leen a garder ci da leen di dàq kon ñi da doon wóoyoon ay murid lañ ci lettre bi ni di wax li muy sëñ bi moom doon na li ñuy yitteel fii mooy dafay bind lettre di weddi ay tuuma kon ni ko loon ko am dafa nekkoon ci opposition ci position boo xam ne da doon wane ak doole wala wane ñàkk a topp tubaab bi ci jamono ji déedéet waaye jamono ji ba tey jegewul la bëgg leen jege ci dara daa nekk ci rukkam ay taalibe ay nit di askana ci moom commencé bari nit ñi commencé suspecté tubaab bi commencé jot ay lettres taalibe sëñ bi fii taalibe sëñ bi fële ñu ngi def ne ñu ngi def fële nit ñi chef de canton yi di bind lii war nañ ciy jug mu bind tontu wane ne moom loolu moom laalewu ci dara tubaab bi daal di koy firndeel ne ko yow li nga xamee ne li nga nekkee wuti nag ñoom li ñu nekkee seen taalibe ndax da ngaa toog sa ñàmbur jàpp defoo kenn dara di respecté chef yi loolu la ko tubaab bi bind Saint-Louis le 27 juin 1889. li njëkkee feeñ ñi mooy koo xam ne 1889 yaa ngi bind lii ñu xamee leen ni xalaat bu xalaat sax gisaat ci archive yi foo xam ne wala boog gisaat sax moom muy wax ne wala boog mu am ne dafay dem fekk tubaab bi toog mu joxati ko jël bopp bi baaraam bi teg ko ci bopp bi nag ko kedeb te kedeb te kedeb te kedeb comme ni ko Gana Messere di waxe jegewut loolu mooy nit la koo xam ne mi ngi nekk jaamu yàlla am nekk ak ay yeneen taalibe am yeneen ay mu turam commencé si ay nit di askan ci moom ay nit di ko tuumaal ay mbir tubaab bi moom intérêt lay xool bëggut a jël benn risque yónnee ay nit pour ñu sauver ko yeneen nit pour ñu xool ko jot na ay lettres yi bind nañ ko mu war a jël nag décision naka la ñuy def ak ki nga xam ne mooy sëñ bi kon li ngay njëkk a feeñ mooy jëmmi dafa nekkoon koo xam ne ci jamono jii nii en tout cas comme dafa doon résister wala dafa doon dal ci tubaab bi wala dafa doon nangam loolu moom dara laalewu ci dara l'archive yi prouvé mooy le contraire ku nekkoon ci ruqam la di jaamu yàlla amay taalibe nit ñi commencé bari di commencé topp tubaab bi commencé jaaxle chef de canton commencé jaaxle nit ñi commencé bind ay lettres yónnee tubaab bi bindante mu ay lettres avertir ko tamit ci ay mbir ne ko ñi nga xam ne ñooy escancé yow ñu ngi lay tooñ. comme moom sëñ bi amoon tamit bi day feeñ ci lu bari ci archive yi mooy tiitu koo xam ne jigaloon tubaab yi jaxasoowuloon ak ñoom waaye tamit nekkuloon koo xam ne da leen doon indil benn résistance lu dut ci ay suspicion ay mbir yu ñu koy tuumal te moom si da ko doon weddi moo tax ba tey ci archive dañuy gis ne ñu ngi indi li nga xam ne mooy le jeudi 5 septembre à 9h du matin sur la convocation du gouverneur le conseil privé xam ne ñoom la ñu tudd lu bari ñoom tamit le conseil privé s'est réuni dans la salle ordinaire de ses délibérations état président ñi demoon ci conseil privé boobu noonu mu tee mi ngi fa woon mooy gouverneur président Kersent Jury commissaire des colonies chef de Boyer mi ngi fa woon Jarquet directeur de l'intérieur Kalarak médecin principal Nogaret
Superville ñu bari ñu foon mu ne leen dëkk la le gouverneur déclare la séance ouverte. Monsieur le directeur des affaires politiques a une affaire à présenter et introduit dans la salle du conseil conformément au décret du 28 janvier 1892. Et présente l'affaire suivante. Il y a quelques semaines, l'administrateur du cercle de Saint-Louis était informé par le bourg Niambour, par le président de la Confédération du Cayor et par divers agents de renseignement. Comme gis nga tubaab bi ñu ñoo ko nee na ki nga xam ne mooy administrateur cercle de Saint-Louis mooy ki ko informé mooy kan buur Niambour le buur Jambour en fait le buur Jambour le président de la Confédération du Cayor ak yeneen agent renseignement yi ñoom ñëpp ñoo ko ne qu'un marabout d'un nom d'Amadou Bamba jouissait d'une influence considérable dans tout le bas Sénégal. mooy ne am na benn sëriñ bu tudd Ahmadou Bamba influence am mi ngi commencé laal tout le mooy côté Baol tout le bas Sénégal menacé par ses agissements et par ceux de ses talibés de troubler la tranquillité de la région. ñu fi ne nag ne sëñ bi moom ak i taalibeem seen doxalin mi ngi menacé tranquillité li nga xam ne moom mooy doo mooy mi gis nga allahu akbar li soo mi répété léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy topp sëñ bi ñoom ñooy ñëw di accuser la même chose ay yeneen nit gis nañ ay nit ñi ngi commencé bari ñi commencé am mbooloo ni tubaab bi defoon ñu ëpp doole daan ñii foog ñu arrêté leen ndax dañoo commencé bari te xamuñu fu ñu jëm ak ñun la même chose la ñuy wax fii nii kon ba tey fii nii moom suspicion la rek ak menace après mu ne ko après examen des faits vous avez chargé monsieur le ministre principal Leclerc ñu koy tudd lu bari mooy ñu s'agit d'une mission dans le Jolof qui s'est terminée par l'arrestation des marabouts et d'un certain nombre de ses disciples. Les divers incidents de cette mission et ceux qui l'ont précédé sont tout en nom consignés dans un rapport de M. Leclerc, joint à celui-ci. Je ne les exposerai donc pas de nouveau. Il en ressort clairement que si l'on a pu relever contre Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte, bien évident, mooy Leclerc li mu bind ci mbir bi mooy dem nañ jàpp nañ sëñ bi moom ak kenn ci ay taalibeem mais fekkee ne gis nañ li nga xam ne moo leer ne gis ñu benn ci moom benn preuve boo xam ne preuve bu la woon ne kii doon préparé ab xeex ak ñoom wala di woote ci guerre sainte mu ne son attitude ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont de tout point suspects waaye nag mu ne doxalinam surtout nag ñi nga xam ne ñooy élèves am yi ko gën a jege ñoom c'est suspect nga xam ne peut tey bi fii lan mooy ñoom ci lan lañ taxaw mooy dañ ko suspicion la rek après ñu commencé wax Amadou Bamba fils d'Abdoulaye n'est d'ailleurs pas un inconnu pour ñu wax fi ñu jógee ngeen wax son intelligence xelam ak xam-xamam moo ko may moom influence bi mu am wax ne mu ngi jógee ginnaaw ba Lat Joor daal di deewee ci dëkk la ci la jógee Kayoor daal di rappeler loolu yëpp wala ba Amadou Bamba ba Lat Joor demee ci la commencé dem ci nga xam ne moom mooy ci la dem Bawol kon fii des conseils privés bi nii la muy wax yëpp mooy xam le ne Amadou Bamba amuloon gisuñu ci moom muy préparer guerre waaye la ñu gis rek mooy surtout taalibe bi ni ñuy doxale mën naa troubler tranquillité dëkk bi te ni suspect dañoo am suspicion ci moom kon tey fii dara amu fii loo xam ne sëñ bi ñëw na door na tubaab bi sonal na tubaab bi def na fii tubaab bi dara amu ca ginnaaw ba la Leclerc boobu daal di demee enquête bind li nga xam ne mooy rapport boobu noonu ci lañ basé wu adopté ko le 5 septembre 1895 daal di décidé daal di ko exilé mën nañ tëddee ba ca Ndar soo gisee rapport bi la ñu wax ngay gis ne lañ doon wax nii ñëpp ay nar la mooy sëñ bi ñëwuñu dajale ay sëriñ su bari na leen tey di ngeen di dugg fii ku waxul laa ilaha illallah ñu ray la wala bokk wax leen ne kii mooy buuru Ndar mooy buur li feeñ ci lettre bi njëkkoon bind mooy ne ki nga xam ne moo nekkoon buuru Ndar wala bokk ki nekkoon jiitu woon mbir yi nekkuloon ab ate bu gëm ne mooy yàlla
wala boog gëm ne yàlla amut wala booy gëm ne sax wala boog nekk koo xam ne dafay gëm ne mooy yàlla la feeñ ci lettre ba ñu liiroon sànq mooy ne day gis ne ab chrétien la mais ngay def référence ci Noé mais ngay def référence ci Bible la mu gëm nekkut moom yàlla la moom bal sax de gis na ne ñii wax ne keneen mooy yàlla wala Quran sa baaxul ak keneen ñooñ dañuy blasphémé ci taalibe sëñ bi ñaareel bi ko loolu mooy njëkk nar bi jiitu ñaareel bi mooy ne amul benn sëriñ bu ñu fa dugaloon wala dajale leen fa lii benn cas personnel bu Ahmadou Bamba ñu leen koy indi conseil privé daal di koy déglu mu ne après avoir introduit Ahmadou Bamba au sein du conseil privé lui avoir fait connaître l'accusation dont il est l'objet et l'avoir interrogé le gouverneur sur l'avis unanime du conseil privé adopte les conclusions du rapport de monsieur le directeur des affaires politiques la séance est levée à 11h mu ne ginnaaw bañ dugalee Ahmadou Bamba ci conseil privé bi daal di koy xamal liñ ko accusé daal di koy interroger mu ne kii di gouverneur bi ci unanimité conseil privé bi dafa adopté conclusion yi nga xam ne moom la rapportu directeur des affaires politiques mooy ki nga xam ne mooy le CREC ñu daal di koy si lañ décidé kon daal di koy exilé fii nii 11h la ci la ñu pare la séance est levée à 11h amut mu dugg daal di julli ca bureau ba ana ko julli fi ko dugal xamal ko lañ ko accusé laaj ko daal di jël seen décision daal di lever séance bi mooy 11h. Omar Ba muy commenté ci loolu mu indi benn précision mu ne dans le rapport mu ne dans son rapport du 15 août 1895 l'administrateur Leclerc prétend qu'Ahmadou Bamba avait dénoncé lui-même ses principaux talibés mu ne Leclerc bokk na ci li mu waxoon ci rapport am jamono jooju ne Ahmadou Bamba moom ci boppam dafa boole woon ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem Omar Ba moom loolu daf ko remettre en cause accuser Leclerc peut-être moom constat ndax dafay kon ne loolu am na kon dinañ arrêté li nga xam ne mooy taalibe yi naam ala kulli haal kon gis ne li waral li nga xam ne mooy mbir mi mooy suspicion yi amoon ci moom ak accusation yi ñu ko doon ñu amaloon ci moom ngeen a jël décision de dañ koy exilé mbir yi xam ne dañ koy faral di dégg mooy décision bi nga xam ne dañ koo jël pour exiler ko da ngay dégg ñu ne dañ ko yóbbu ngir rey ko dañ koy yóbbu li nekkoon jubluwaay yóbbu mooy rey ko mooy daal di koy sànke moo tax dellusi bi nekk miracle waaye soo xoolee archive yi gis ne loolu nekk doon jubluwaay tubaab yi yóbbuwoon ko ay at la rek ngir wàññi influence bi nga xam ne am na ko daal di koy dellusiwaat bal sax bëgguñu ko woon bëgguñu ñu dee ndaxte lettre ba njëkkoon leen gis tubaab bi wax ne fexe leen ba bu leen ko may martyr parce que tubaab bi ñoom xam nañ ne nit nga rey ko ci yoon ci loo xam ne day woote ci yàlla day woote ci benn cause nga rey ko ci da ngay gën a yokk influence am da nga koy jox dayoo martyr moo duñ la bëgg sax rey fekkoon seen noon bi gën a mag la fi dañ ko bëggoon a yóbbu ngir influence am daal di gën a wàññeeku ba su ñëwee fekk taalibe yi tasaaroo dara dootul amati moo tax mu ne beneen archive boo xam ne mu teet moo ko signé mooy gouvernement de le gouvernement Sénégal et dépendance mu teet monsieur le commissaire général du gouvernement au Congo français mu bind ki nga xam ne mooy gouverneur Congo français xam fa lañ koy yóbbu mooy Congo français moo englobé woon Gabon lépp mu ne monsieur le commissaire général et chers collègues, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une décision du 5 septembre 1895 prise en conseil privé a prononcé l'internement au Congo français du marabout Ahmadou Bamba, dont les agissements et ceux de ses talibés menaçaient de troubler la tranquillité du bas Sénégal. kon seen conseil privé bi li ñu jël décision mooy daal di interner ci Congo français ki nga xam ne moom mooy Ahmadou Bamba ndax doxalinam ak i taalibeem dañ doon menacer trouble li nga xam ne mooy tranquillité wu le bas du Sénégal mu ne cet indigène doit être interné dans les mêmes conditions que ceux de ses compatriotes qui l'ont précédé au Congo français mu ne kii ñu lay indil nii nañ ko tëjee ci même condition yi que ñu ko jiit foofu beneen bi am na mooy dañuy wax ne kenn mës ta dem delsi loolu amut dañuy feeñ ne am na ñu dem delsi
kenn yóbbu nañ fi ñu bari moo tax mu ne ko li ñu bëgg mooy ñu daal di koy interner même condition c'est-à-dire su fekkoon ne dañ ko yóbbu boole ko gaynde ñeneen ñëpp boole na ne ak gaynde ñu rëcc parce que ñu bari tamit dellusi nañ fekkee dañ ko dugal ci fóot dugal ñeen fóot parce que li ñu jël décision bi mooy lan mooy nañ ko tëjee comme ni ñu tëjee ñeneen ñi même chose yemuñ ci loolu waaye si dañ koy jox chaque weer allocation boo xam ne 40 francs la mu ne vous voudrez bien lui faire assurer une allocation mensuelle de 50 francs dañ ko jox 50 francs pour subvenir à ses besoins ko seen ñu ko daal di yóbbu gi ñu ko yóbbu li ko waral mooy ne dañ ko accuser ay mbir suspecté ko à tort ni dafay troubler l'ordre public daal di koy yóbbu moom ak i taalibeem daal di koy yóbbu mu dem yóbboo bañ ko yóbboo nekkul mu ko sañ fa yóbbu ñu bari fekk na leen moo tax ñu ne ko sot ñu ne ko ñu daal di ne ngir ba foofu su ñëwee ne ngeen ko tëjee na ngeen ci même condition yi ngeen tëjee ñeneen ña ñaareel bi na ngeen ko jox 50 francs pour muy subvenir un besoin chaque weer ci ni amul li lay leer ci ne yóbbuñu ko pour rey ko ba koy booleeg ay gaynde yóbbuñu ko pour rey ko ba koy booleeg li nga xam ne moom mooy di ko tëj ci ay fuur amuñu woon animosité naan ko doo fi jullee dañ ko accusé suspect la nekkuloon koo xam ne da leen a def leen dana rayal kenn wala mu dóoral leen kenn ba ñu noonoo ko ba koy bañee ba naan ko doo fi jullee déedéet ba naan ko doo julli sax ci bato bi loolu nañ ci ñëw ndax am na thème boo xam ne ñëw ci karamaata mi ki nga xam ne mooy Samba Lawbe Penda 5 mois seulement ba ñu yóbbee Sëñ Tuubaa ma ci ñu ko yóbbu Samba Lawbe delsi na moom it dañ ko yóbbu foofu delsi na am na ñeneen ñu yóbbu ñu delsi exilé Mohamed V tudd naa ko fi Mohamed V Maroc soo demee Algérie ñi fay exilé ñu delsi bari na kon jëmmi exil yóbbu bi nit delsi amut lu ci miraculeux à chaque année yàlla nit am na ñu fa yóbbu ñu faatu comme ça mooy yàggu fa daal di faatu waaye nekk loon ñoo xam ne dañ ko yóbboon pour ràyyi ko pour sànci ko mu jommal leen daal di leel si ñu ne waaw kii moo aay kon nañ bàyyi Afrique nañ bàyyi Sénégal daal di décolonisation comme ni ñu koy nettalee dara du ci am pareil ci 1896 1895 yóbbu sëñ bi Samba Lawbe tamit conseil privé pareil conseil privé daal di dajaloo conseil privé ñu daal di jëlal lettre séance du jour la séance est prise à 3 heures de l'après-midi ñu fa teewoon mu teet primé pareil amul leneen loo xam dañ ko Sambe superville ñëpp fekkoon Sambe ki nga xam ne mooy Samba Lawbe amoon ay taalibe ñu mënoon ñëw tam inventé fii julli na fa def na fa nangam wax na tubaab bi nangam pareil lañ def ak moom ñu daal di kan mooy Samba Lawbe Penda ex Buurba Jolof ñu daal di koy jël daal di koy yóbbu conformément à l'article 4 du décret 37/57, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation une proposition d'internement au Gabon de Samba Lawbe Penda ancien Buurba Jolof que vous venez de démettre de ses fonctions pour remplacer par le Bouna Ndiaye fii tam mbir yu doy waar la mooy Bouna mi nga xam ne bàyyam tubaab bi ko rey dina jël Samba Lawbe yóbbu ko jël Bouna Ndiaye daal di ko fay teg après ñoo di way naan Bouna Ndiaye fekk ne ab collaboré woon mais bon loolu sax ñuy génn ci li nga xam ne moom moo li ñu tax a jóg kon Samba Lawbe bi ñu daal di koy yóbbu moom it daal di koy yóbbu fi nga xam ne moom mooy daal di koy déporté à l'unanimité le conseil se range à cet avis en conséquence monsieur le gouverneur général décide que Samba Lawbe Penda ex Buurba Jolof sera déporté au Gabon le gouverneur archive du Sénégal 3/5 procès verrouillé ila axirihi tamit Samba Lawbe moom dañ ko ñaan Farba Biram Lo ñoom la ñuy accusé mooy interprète bi moom moo ko sacrifié jël benn lettre daal di koy dugal ci ay bagages am d'après loolu ay controverse la ñu ko accusé dafa defoon allégeance sëñ bi ne sëñ bi yëkkatee jihaad dina ko jàppale bon moom weddi na ko Samba Lawbe loolu mosu koo bind Farba Biram Lo moo nekkoon interprète ñoom moom la ñuy accusé moom moo ko bind donte Samba Lawbe ma keneen la accusé woon
tubaab bi ñoom bëggu ñoon dégg dara. tubaab bi ñoom ñoo gisoon ne tamit bokk na ci ne agissement yi sëñ bi daal taalibe moom daaw ci def dara ñu daal koy accusé mais da ngay gis ne Farba Biram Lo soo xoolee soo na gis ne amoon ambition la am na lu mu bëggoon ba sax ba ko tubaab yóbbee ci yeneen yi daal di koy déplacé da ngay gis ne ñooñu tamit dina leen créer ay problème xataa bu na da ko doon créer ay problème ci tubaab bi xamee ne kii nii dafa bëgg ambition bind nañ ci lettre xam ne sàmbaloo bi dañ ko sacrifié moo tax ñu daal koy yóbbu moom daal koy déporté. sëñ Demba ko Samori ba yu faatu nee nañ Samori da ko yónnee ba tey ci archive yi ab lettre pour mu ñëw daal di koy jullee sëñ bi ne ko man li la téye foofu moom a téye fii c'est-à-dire ñoom bokku ñoon kaso bu nekk daal di jox benn mbir pour ñu dugal ko ci xabaram ne ba mu faatoo mu jullee ko fa nga xam ne mu jullee ko fa mu nekk daawuñu ko tere mu julli la day firnde mooy ku jullee mu def salatul xaayib à chaque fois la tere ngay julli ci bato ci fa nekk. Après, Sambalo m'a dit, il prouve de s'éloigner de tout centre populaire et de Yang Yang en particulier, son désir de s'installer à Tchayen, ancien village abandonné où les sables sont fertiles et les plus abondants. Dans cette retraite, il consacrait ses derniers jours à la culture, à servir Dieu. Donc Sambalo David Damonna, Dadi. daal di si vidéo ne yóbbuñu ko pour rey ko torturé wuñu ko fa boole ñu ko sax muus ba koy boole gaynde ba koy tëj teguñu ko sax ci fourneau ba koy tëj ci four mooy dañ doon bàyyi sax ay mbokkam ñu koy seeti am na lettre buy firnde ne Balla Mbacké jox nañ ko autorisation bu dem seeti sëñ bi ba mu nekkee ci exil ba tey ci archive bu Sénégal le gouvernement du Sénégal bind lettre monsieur le commissaire général du gouvernement du Congo français la ko bind léegi mu ne j'ai l'honneur de vous informer que j'ai autorisé le nommé Balla Mbacké à se rendre au Congo dans le but de rendre visite à son frère Mamadou Bamba, détenu politique interné dans cette colonie. Balla Mbacké prendra passage à ses frais sur le prochain paquebot touchant à Dakar à destination de Libreville. Lettre numéro 72 fii lay gën a leer ne yóbbuñu koon pour rey ko torturuñu ko bal dañ ko internet kaso muy ay mbokkam mënoon nañ ko seeti moo tax ñu daal di jox autorisation Balla Mbacké mu daal di koy dem seeti comme ni ko lettre bi waxee nga xam ne li ñu xam ne foofu sax mooy ne boo cay firam lay demee te autorisé mu daal di koy seeti lii la demee bi demee accusation la à tort à raison man li ma jàpp sama lis moom c'est à tort mooy la mu fisaloon mooy bugguloo na dugg ci digganteeg ñoom dara jàkk duggante boobu nag ak xaw leen a sori tuuti xamuñ ci moom lu bari ak influence bi commencé bari à chaque année ñoom dañuy soxal mais ñaan taalibe yi tamit ëppal gi tàmbale ci yenn mbir yi loolu ëpp colon dugg ko ñu daal di koy accuser trouble à l'ordre public loolu la conseil privé bi loolu la jël comme xam ne mooy décision am nañ accusation jihaad ak yooyu yëpp xam nañ dara amu ci ndax bind nañ ko ci biir xam nañ ne kii moom accusation yi doon sax na day bëgg a jihaad nag nga xam ne amul waaye nag wóoluñu ba ko fii mun na dem ba ëppati loxo nañ ko yóbbu ab diir ngir influence daal di wàcc bëgguñu koo rey ndax rey nit ci loo xam ne ca cause dañ koy gën a yokkal sax ab doole yéemuñu koo rey te deful dara luñ ko rey ndax nekkuloon seen yoon sax di rey buur yi leen trahir sax Sambalo bi dana ñoo jàpp te leen trahir waaye reyuñu ko sax far yóbbu ko mu nekk fa kaso Balla Mbacké mën na ko seeti ñu dem ba jàpp ne léegi influence yi mën na wàññeeku na suñ ñëwee sax am na benn visa bi ñuy wane ne tubaab bi dañoo am clémence ñu dañuy indiwaat sëñ bi la ñu yaakaaroon noonu demeewut noonu loolu ñu ci ñëw ci biir ñëw kon jamono ci li mu nekkee ba bañ koy yóbbu ci lii la nekkoon relation ak tubaab bi lii la woon amuloon relation ñoom direct ci ñoom lettre bi ñu gis mu bind leen mooy bañ ko tuumaal yu bari mu daal di weddi tuuma
tuuma googu ay agissement ak taalibeem xaw a bari ñu daal di koy jël daal di koy yóbbu pour dañ ko ab 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 diir ceeb kaso di ko jox 50 francs par weer pour mun a dund foofu sax nañu wax ne tase na fa ak Blaise Diagne ne Blaise Diagne si yam nañu fa da nekkoon doon na ko indi sax ay këyit muy bind ci archive bi nga xam ne nekkuloon ko dañ koo sànki wala kenn mënu koon gis wala nekkoon ci kii yoo xam ne nit bu fa jaar daal di dee ku fa jaar doo dellusi yóbbu leen seen i maam duñ am maam ñu bari dem nañ dañoo nekkut fi di wax kay dañ ko utiliser lu koy ndax nit ñi maam ñu dul jeex dem nañ jël si maam ñu bari ñu tëj ko taxu ñu doon ay nit ñoom dañoo war a jébbal ci ñoom wala dañ leen war a jaamu ci noonu ba juróom-ñaari at ñu leen koy dellu si incha allah su beneen yoon ne foofu la ñuy tàmbalee asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu